déglu leen bu baax polisu Guy Mbind la ak Jannatul Mahwa commissaire bi diriger polisu Touba yépp Jannatul Mahwa la nekk. commissaire bi nga xamante ni moo doon diriger opération bi Guy Mbind la nekk moom moo ko convoqué. commissaire u Jannatul Mahwa bi mu accès di chefu polisu Touba yépp laajul policier yi lu xew laajul kenn nu mu demee dafa ñëw laaj caabi mënat yi ñu jox ko mu dindi mënat yi daat ni leen ñu ngi jéggalu dañ koo jaawale Bassirou Touré lañ doon seet daal di libéré Bass Mbacké mu dellu daal di dem moom police am Mbacké yi yeneen yi les jeunes Mbacké daal di def seen conférence de presse je ne dirais pas les jeunes Mbacké en tout cas un groupe maa ngi ciy jéggalu mais am na groupe bu def conférence de presse daal di wax ni dañu doon jëli Bassirou Touré mu def njombe jaawale ko dem jàppi Bassirou Mbacké toroxal ko def ko lii def ko laa wax ci lu ne vidéo boobu wër na àdduna ñu jël information boobu dem jox ko kilifa yi basé wu ci loolu ñoom it daal di agir automatiquement sur la police sur le plan comment dirais-je étatique ba ñu jëlee fa policier ya daal di leen affecté ñoom ñëpp affecté commissaire ba ak yëpp bon li ma jublu ci historique bi mooy xamal waa Sénégal ni teesu jaawale boobu commissaire Guy Mbind bi moo ko indi créé amalgame boobu ba kilifa ya jàpp ni teesu jaawale bi moo am mais kenn jaawalewu ko parce que ki ñuy wax naan moom lañ ko jaawaleel kooku lañ njëkk a jàpp kooku dañ koo convoqué mu dem wujj ñu téye ko may préciser tamit beneen mbir ki ñu agressé muy sama famille di sama mag bi ma leen di wax ñoom ñëpp ay mbokk lañu Serigne Moustapha Bassirou Mbacké mii maamu Serigne Bassirou Mbacké mii sama mag boobu moom la muritu ba wàcc moo ko moom soxnaam sax foofu la ko wàcce woon ci daara ji donc lépp foofu la ko defee ñooy ay kilifaam ñooy suñu kilifa ñooy sëriñam ñooy léppam mais wax dafa jot parce que ils ont commandité un meurtre sur une famille dañu commandité maanaam rey sama famille ba ñu jeex loolu la ñu naroon muy sama yaay muy sama grande sœur muy sama mag muy doomam donc loolu doon lu metti ñu jóge ci nag di def enquête ba policiers yi gis piste boobu mu dal ci ay nit yoo nga xamante ni dañu ni voilà ci famille yu sëñ bi lañu bokk yeneen nit jóg au lieu que ñu wax sëñ bi mbir mi na mu demee waxe ko dëgg gu wér péng lu mu metti sëriñ bi di sunu kilifa ñun ñëpp ñu xool nuñ ci taxawee lijjanti ko ñu dem sos loo nga xamante ni si loola taxawut andi ci ay problème ba tax fas yéene nag ñoom ñëpp di tax may wax nii mooy nuire enquête bi woo nañu presse bi bu ñu waxul woon ci presse du ma def lii wax nañu ci presse bi def ci ay vidéo yu bari téléphoné ci ay émission wax ci loo nga xamante ni si dara du ci dëgg dem nañu ba ci waxkat ay waxu viol ci sama nièce viol musu fa am somme d'argent yi presse bi bind somme d'argent yooyu fekkuñu ko fa bind nañu lu mat presque 100 milliards ni moom lañ fa fekk 100 milliards mënut a nekk ci kër policier bi nga xamante ni moo demoon jàppi Serigne Bassirou Mbacké tamit bi ma jokkoo ak moom daf ma ni Diop man xanaa damaa dof bay dem di jëli à 30 mètres de kër sëñ Mountakha nit ku sant Mbacké di dem naan dama koy dóor wala dama koy malmené xel tamit xalaat lay jariñ mu ne ma su fekkente ni sama loxo laal na sëriñ bi rek yàlla nañu ma denc suba ci biir armeel yi musuma ko laal musuma laal yaayam ni ma wax nañu ni dama ba max yaayam ba mu jàpp ni bu nanguwul ñu mënate ko damay gaañ yaayam mu ni ma masuma laal yaayam mënat yi ci biti lañ ko takkale beneen policier duggul ci biir kër gi maa fa dugg te civil laa duggee loolu la policier bi expliqué yooyu policier nag ma jàpp ni le directeur de la police nationale jot naa autorité yu bari du ma cité fii seen tur dossier bi li ci nekk xam naa ko bu baax a baax autorités yi aussi xam naa leen
xam naa Sénégal taalibeeb murit la yaakaar sëriñ Touba bokk ak ñoom bokk ak sëñ Mountakha bokk ak sëriñ Moussa ak sëriñ Moustapha Bassirou li ma bokk ak ñoom mais jàpp naa ni bu ñu leen waxee dëgg ga nga xamante ni si noonu la yëf yi demee su ma leen mënoon a joti directement laay wax ak ñoom mais koo ci woo tey nanguwuñ la sax wuyu mbaa bu ñu la wuyoo maa ngi lay rappeler leen lay wax damaa jàpp te duñ la nangoo duñ la rappeler waat may xamal rek askan bi yëpp kan li ñu dawal ci presse bi yëpp poudre la bu ñu xëpp nit ñi pour protéger quand même nit ñi nga xamante ni si dañoo laal ci yëf yooyu parce que ka nga xam ne jàpp nañ ko moo avoué ne xaalis bi fa lañ ko jële moo avoué ne xaalis bi séddooguñ ko mi nga ñu téye moo ci cité tamit ay nit yu ci bokk enquête bi ñu ko leen di poursuivre di leen topp kër Sëriñ Bassirou Mbacké googu la daan recevoir ñi nga xamante ni ñoo ko doon topp te xamul woon ni moom la ñuy topp donc kooku bu ci doonul dara tamit jàpp naa ni ay kilifaam bu ñu ko yëgee dañ ko war ni ko demal nga wujji yoon nga wax la nga joteeg Bassirou Touré mii bu ca sa yoon nekkut ñu bala nga dem waaye doo tëdd simile ay feebar jël yóbbu hôpital ñu lay convoqué nga bañ a dem njaboot gi genn la te ki ñu ko def mérité wul loolu ci biir kër sëriñ bi policiers yi nga xam ne sanctionné nañ leen ci tamit damaa defe ni man vraiment dañ leen a war a su fekkee am na policier bu ñu war a sanctionné ci mbir mi commissaire Guy Mbind boobu moom la ñu waroon a sanctionné parce que moom mi ñëw libéré ku ñu cité ci lu mel noonu nga libéré ko sur le champ ba pare daal di créer amalgame ne dañuy jéggulu dañ koo jaawale te xam nga ne teesu jaawale boobu amul problème bi fu mu egg yow yaa ko fa andi kooku moom la autorité yi war a waxal moom moo war a jóge Touba commissaire Faye bi doon deflu enquête bi jot naa ko nit ku intègre la nit ku respecté yoonu murit la nit ku respecté mbàkke yi la loolu la ma woon bokk te loolu keneen ci biir waa kër sëñ bi ñoom jot naa ko mu confirmel ma loolu ni ma nit ku baax la jële nañ ko fa nag yóbbu nañ ko Mbuur ki nga xame lieutenant bi nga xamante ni moo demoon jëli Bassirou Mbacké yóbbu nañ ko Tamba keneen ñu yóbbu ko Louga ñooñu ñu sanctionné noonu nag defe naa ni njuumte la te autorités yi war nañ ci revenir li ci des nag muy ci biir njaboot gi di sëriñ bi nit ñi di rapporter nañuy rapporteel sëriñ bi loo nga xamante ni mooy dëgg parce que insécurité bi nekk Touba ñuy dugg ci biir kër nit di ko attaqué ku liggéey alalam magum jëmm tooñul kenn jaamu yàlla jàpp njàmburam nga fekk këram ni da ngay jël alalam da nga koy rey ñu dem ba ci biir xam ne say mbokki bopp ñoom ñoo ko manigancé loolu képp ku koy défendre pour man vraiment nekkuloo ci yoon parce que ñooñu ak fuñ mën a bokk ak kuñ mën a doon defe naa ni war nañ leen a teg ci yoon ba kenn dootu ko ñemete def ci biir Touba te Touba nag insécurité ba bari na lool raayal bi bari na lool li tax ma génn tey wax nag dafa am leneen lu xew dañu ma informé kane ma dañu sëriñ bi dafay wax ni dañ ko wax ni ko dafa bëgg a fay xaalis bi nga xamante ni dañ koo jël te ñu lijjanti mbir mi ma leen di xamal ni mbir mi crime la du mbirum xaalis beneen bi ci topp sëriñ Mountakha kenn du ko teg loolu sunu sëriñ la sunu kilifa la suñu lépp la dañ koo war a jàppale mais waruñoo dem di ko nettali loo nga xamante ni si du dëgg di ko teg ay coono ci biir murit yi loolu war nañ koo jomb di ko fayloo ay xaalis yoo nga xamante ay nit ñu dëng ñoo ko nas ba def ko loolu waruñu koo teg sëñ Mountakha dañ koo war a wax lii dëgg nit ñi buñ leen waree yar ñu yar leen buñ leen waree jaarale ci yoon ñu jaarale leen ci yoon loolu la ñu war a jàppale sëñ Mountakha mais waruñoo dem di ko teg coono ñun ñi nekk njabootam kenn ku ci nekk war ngaa rus ak foo mën a wéet war ngaa rus di def loo nga xamante ni si bu ñu ko wanee nga rus bu ñu ko wanee nga rus loo ko loolu ñun ñëpp ko war a jomb ak lu ko nit jege-jege nag te bokk ci loolu parce que nag mbokku deret ya noonu la ñu bokkee ak moom doon ay taalibe tamit yaakaaruñ ku dul sëriñ Touba am na loo nga xam ne bu ñu ko digalee dañ koy lum ñu digal dañ koy def lum ñu tare ñu bàyyi ko waaye li ñu dul nangu nag
mooy ñu jàpp ab famille commandité meurtre ci ñoom naroon leen a rey ñoom ñëpp yàlla rëccal leen à 2 reprises ñu jël seen alal yóbbu ko ñu bëgg a jóg nag créer ay lobby ñuy wax loo nga xamante ni xamuñu ca dara di ko teg ci noppi kilifa yi ba kilifa yi di défendre ñooña mu nekk injustice boo nga xamante ni kenn du xam lan moo tax ñu di ko def te ñi koy def ñu ci bari koo ci woo ci suuf mu wax leneen donc nañu bàyyi yoon mu def liggéeyam ñi ñu convoqué ci mbir moomu ñu dem wuy ji tribunal liñ ci doon ñu wax ko s'ils sont coupables ñu sanctionné leen loolu mooy yoon ay taalibe lañu waaye du tere Serigne Touba lañu yaakaar te dañuy wax dëgg bu jotee suñu famille bi ñu jël confisqué leen génne leen seen kër mënatuñu faa dem actuellement loolu àq jooju rek doy na waxantumaak nag bëgg cee tegaat nag di lijjanti